sénégalais nekkoon nga fi président groupe parlementaire PDS ak ñamu àndaloon ci assemblée nationale ci ay jamono laata ñuy soobu ci PDS ak yenn xeetu taxawaay yeeg candidature yi ci élection présidentielle yeeg coowal Karim Wade ak Macky Sall ak lettre bu ñu ne Abdoulaye Wade waxoon na ni Macky Sall kaay ñu ànd ak ñoom seen dañuy njëkkee mbirum ginnaaw parlementaire nga woon mbiru Cheikh Bamba Dièye mi ñu ne kaay wuyu ji dikk mu ni duma wuyu ji ci noona faaw ngeen dem ci assemblée nationale teggi sama immunité parlementaire est-ce que loola noona la war a demee ci sa gis-gis ko xam-xam. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp nga may laaj loo xam ne lii wax ji bari na ci. lool te nga jàpp ne aussi sénégalais yi politique ak yéen journalistes yi li ngeen dégg lever immunité parlementaire ci eeru Macky Sall mosu leen ko dégg. daan ngeen am législature ba mu jeex doo leen am problème boobu mais léegi fi mu nekk nii. daa ngeen ko def itam. waxuma ne defuñu ko dama ne kenn defu fi li fi ëpp. man ñaata yoon laa ko def ñun ñaata yoon lañ ko def amoo tontu bi. Idrissa Seck. du lever immunité parlementaire. du doon sa mise en accusation. comme xamoo li ngay wax. waaw nañu wax. donc sa njuumte la. waaw d'accord njuumte moo tax ñu war a def ndànk. dama wax ne lever nañ ko benn yoon ci Alkali Cissé. xawoon nañ ko junj ci Moussa Tine ñu bañ ko parce que député dañ koy protéger te Moussa moo faraloon ak ñun alkaali moo far ak ñun alkaali ba mu demee ñu atte ko dañ ko atte setal ko totalement setal ko ba en appel moo am ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée mooy kenn mënatu ko atte ki ñu woo tey ñu woo ko ñi ci wax bari nañu mais dafa am koo xam ne kii professeur la mu ngi tuddee Ndiaga Fall moom Ndiaga Fall moom dafa ne dafa war a wuy ji mais après moom ci boppam bi mu waxee loolu ba pare dafa wane ne wuyu bi mënul nekk xam nga lu tax dafa ne commissaire bi woo na ko te ñëwul te commissaire bi mënu ko jëli man ak yow bu ñu wowoon tey 10 heures bu ñu ñëwul 11 heures dig moo ñuy jël si sol ay masque yore mitraillette dañuy defoon Ousmane Ngom ak dañu def Imam Ndaw mais kenn mënu ko def kii xam nga lu mu ci teg moom Ndiaye Fall mu ne comme commissaire bi mënu ko na ko wax procureur mais procureur comme mënu ko jëli indi ko moom na ko wax ministre de la justice mu bind assemblée ngoonte bon moo lay won ne la ñu bëgg mënut a am te li mën a am yomb na dafa war a am autorisation bureau assemblée nationale mooy kenn mënu ko buñ ko woowee mën na bañ a ñëw parce que ñu ngi hors session mais kenn mënu ko jëli kenn mënu ko arrêté te du flagrant délit te flagrant délit nekk fi mais nag gars yi dañu mën a jàng de parce que génne woon nañu flagrant délit continu mais ñenn ñi aussi ñu ngi naan ne convocation ak arrestation bokkut. ba léegi waxuma ne bokk na dama ne du convoqué nañ ko mais mënut a ñëw. li tax ma indi précision boobu du sama précision sax ndax ñi nga xamante ne aussi droit la ñu jàng itam ñoom ñoo ko wax nee nañ lu jëm ci wàllu immunité parlementaire boobee wàllub convocation waxuñ ko ca te xam nga droit dafa subtil. waaw d'accord naa ne déggoo dama aucun député ne peut être arrêté hors session loolu la wax. waaw mais ki ko convoqué mënu ci dara. moo lay wan ne texte bi am na problème. woo na ko mais kooku ñëwul. yow tey bu ñu la woon 10 heures tey ji 10 heures 10 heures 2 minutes boo ñëwul dig jël si la. c'est que li tax ñuy wax loolu moo di arrestation ak convocation. dafa bokkul ndax ku ñu convoqué la taxut ñu arrêté la. mais déggul loolu leer na. ñu fi convoqué dem nañu parce que bu ñu demul ñu jëli leen mais kii dañ ko convoqué te mënul bañ na ni du ñëw nee na ñëwul parce que am na kiiraay. ca la mu def la ak la mu nekk la dafa nekk député moo tax mu sañ loolu mais sañuloo ko man sañu ma ko Imam Ndaw sañu ko woon keneen sañu ko woon mais moom sañ na ko moo tax mu def ko te ki ko convoqué lu tax jëyu ko da nga defee ne amul oto amul essence wala amul ñu mu yóbbu am na ñu yore météo di sol kagule mais demuñu parce que mënuñu ko yoon na leen tënk. li mu wax nag moom Cheikh Bamba Dièye ba indi coow li mooy tuuma yi mu teg ci ay kaw magistrat lim seeni tur loolu noo ko gisee. waaw mais xam nga tuuma yooyu d'abord tuuma yi dañuy wax kan moo ko wax Cheikh Bamba Dièye dafa am nu mu bindoo d'abord du nit ku excessif ku am yar la ku am teggin la moom lañ ko xamee bi muy politique ba léegi mais bu àggee ba fii am na lu tax mu def ko. coow li kay mooy ba xam war na koo wax wala war koo wax. ci laay jëm si.
est-ce que juumut mbaa tooñut. loolu mooy laaj bi. ki tooñ ak ki juum kooku kii atte moo ko man mënuma wax ne tooñ na wala tooñul du sama cër mais dama lay wax ne ki wax moom moo yore kàddu réew mi te loolu mu wax foofu man toog naa mu toog ay nit wax ko te ba ñu koy waxuñu ci rajo dañu janoog tribunal bi cour bi wax ko maa ngi toog. loolu kañ la woon. ci procès bii. procès Khalifa Sall. ci procès bii. ci biir salle bi. ñëpp toog journaliste yéen a ngi toog salle bi yëpp jóg wala Cheikh Bamba Dièye wax la salle bi wax te boobu temps président cour bi moo nga fa. cour baa nga fa gendarme yaa nga fa ay médecin nga fa mooy une partie section peuple ba fa nekkoon ñoom jóg nañu ne lii d'accord ñu ci ñii de lii la moom wax na loolu ngoonte woon Cheikh Bamba dafa nekk l'écho dafa nekk micro dafa nekk porte-parole peuple bi wax ne peuple bi ne lii ñu nekk de baaxul ci nguur goo xam ne gi ak ay attekat yoo xam ne dañ leen di ger te wax bi am na dañ ko wodd xam nga kan la ñi nga xam ne ñoo ko nekk di magistrat yi seen bopp jóg nañu wax loolu lii dafa yàgg maam Adama Gueye yàgg na mu ne attention ñii atte de bari nañu ci guerre parce que maa ngi dossier boo xam ne guerre am na ci waaw bu ñu demee nag ba ñi nga xam ne ñooy avocat yi wax ko ñoom ñi atte ñu ne seen justice bi de amatuñu indépendance exécutif bi daf leen yeew di leen waxloo ak di leen defloo moo lay wen ay la yéwén kenn tamit il faut que moom kenn ko wax boo waxut waxuma ndax ragal mais nañu bàyyi Cheikh wax bi nga xam ne moom le peuple sénégalais yi wax mooy justice bi amatul indépendance ci wax ju ñu wodd fi mbir mi nekk moo di justice bi amatul indépendance wala di joxe sa avis ci doxalinu justice loole sañ-sañu doomu Sénégal gu ne la ndax la justice est prononcée au nom du peuple ñu bëri wax nañ ko wax nga ko waaye moom ci wàllu boppam yemut ci joxe avis ci doxalinu justice ay nit la ca seppi teg tuuma ci seen i ndott looloo coow la. coow la pour yéen coow la pour moom. mooy indi coow li waaw non moo indi coow li mooy indi coow li moo la ñuy wax la ñuy waxtaanee bés bu nekk coow la. coow arrêt daa ngi nii coow lu nekk bi coow mat si ngoon bi sax am na ak coow nga ndekki ëllëg. ma ci mbirum Cheikh Bamba Dièye wax ci yëngu ba Cheikh li mu wax na ko ki wax moom le peuple bi ne dee ñu waxal moom dem na ba toog waxul peuple bi ne ay la yéwén yéen ñii di ñu atte de dañ leen a ger ka ko sañ a wax foofu te popon peuple bi la parce que peuple bi moo chef ñëpp mais avocat wax na lu mel noonu de jàkkoor ak juge bi ne ko attention man bëggoon naa nekk magistrat mais nekkuma ko ñaari at laa def bàyyi parce que bëgguma ger man de bu ma nekkoon magistrat continue nekk magistrat kenn du ma ger te ay naar du ñëw di yendu suma kër di fa añ ak di fa reere mooy il faut que ñu nangu bu ñu bëggee faj bi il faut que ñu wax ne góom bi lii la xol bi moo dagg butit yi dagg tànk bi dagg mais bu ñu nekk kii dafa am pusoo ko jàmm pour ñu faj ko il faut que ñu jàppee ko foofu mi ngi noonu dañ waxtaan xëy na ci yeneen anam ci mbiru Cheikh Bamba Dièye googu di seetlu fu muy mujjee yéen waa PDS nag Doudou Wade ak seen candidat bi ngeen ni moom ngeen di sanc ci élection présidentielle yi di Karim Wade gis nañ boobaak léegi ñëpp a ngi xaar fu muy mujjee nu ngeen koy doxalee ak moom itam du ñëwa jublu ci yëf yi bu dee yitteel na ko te moom ngeen yaakaar ni moo leen war a taxawal ci élection présidentielle 2019 yi yéexuta loolu affaire sunu candidat loolu passé nañ ko parce que candidat leen ma lay wax lu leer ci réew mi fi mu toll nii mu fekkee ne organisation parti ni muy doxe la ñun rek ñoo fi am candidat boo xam ne aw na yoon mooy congrès bu taxaw ne ñun samp nañu candidat mu ngi nii keneen amu ko ku nekk da ngay waxal sa bopp rek mais sa parti ca instance ba ko war taxawagul pour def ko muy benn ñaar ñu ngi koy xaar bi nga bëggee def émission bi ak man danga ma jox waxtu bi la soob émission bi nga ma invité tey xaar nga ma ñëw nga yéege ma jox ma ndox ma naan du dëgg kuy xaar nag borom ndékki boo tëddaatee lu baax da ngay toog xaar ko nañ ko xaar dina ñëw dina bokk ak lu mu ko mën a jaral. daaw ba ren ñu ngi wax loolu gisuñ ko. waaw parce que dafa jotut
yàkkamti julli àjjuma taxul nga dem ci jàkk ji samedi ngoonte mu yeex mais boo fa demee àllarba tamit da ngay toog ba sonn rek jotagul bu jotee rek mu ñëw. ginnaaw da ngay saytu li yoon wax. yoon dafa ne ko ñu daan lu ëpp nangami at doo mën a bokk ci jongante yi moom clé yi da koo daan loolu rek taxul ñu war a yaakaar ni xëy na bu déposé candidature dee su ko nangu. xam nga loolu. te ku binduwul ci liste wote yi ministre de l'intérieur nee na mënut a bindu. waaw daan ñu ko daan. dinaa ci dellu ci lu gàtt rek. te ku binduwul ci liste yi doo mën a doon candidat. waaw dinaa ci dellu si. kooku nu ngeen di wéy di ko jàppee élection yi des juróom benn weer ngeen toog rek ne dana ñëw dana bokk. waaw kooku sunu mbir la ñun du sa mbir. mais ma lay yëgal ne rek li nga jëkk wax ci ne ku nekkul ci liste doo nekk ci candidat xam nga ne loolu lu bees la ba Sénégal nekkee santé buur ba Jolof ba léegi Njaay Jóob ba léegi li amu fi mu ngi soog a am te benn nit rek la visé muy moom ngoonte boon lañ doon wax ci 2013 moo amaat Sénégal yi xam nañu ne donc Macky Sall loolu Karim Wade moo tax ñu def ñun xamoon nañ ko ñun ba fi ñuy jëm ëllëg xam nañ ko mais ñu ngi leen di xam mbott moom ci taatu ndaal li rek bi ci des ndax dina ñëw def naa loolu nga wax de tontu naa ci ba pare dina ñëw mooy sunu candidat dina ñëw ma ne ak lépp lu mu mënti jar pour mu nekk candidat dinañ ko def li nga wax nag ci affaire xanaa da ngeen fas yéene yëngal may ma tuuti rek. da ngeen di yëngal bàyyil ma tontu sa tontu bi nga xam ne jeexagul. parce que dama bañ dara ci la. que CREI yi wax na ko CREI yi ci boppam ba ko nguur gi ñaanee ne ko droit Karim Wade na nga ko dindi ba nga xam ne du mën a nekk wote te kenn du ko fal. président bi ci boppam ci li mu bind. moo ne loolu de laaj ngeen moo ko mënuma ko parce que loi bi CREI bi prévoiru ko dégg naa maître Ousmane Seye avocat état bi. vice-président au conseil des collectivités territoriales wax ne bu dee CREI yi rek Karim Wade candidat la. donc problème bi xam nga nan la nekkul foofu. mais waaw dafa ndànk rek may mu tuuti. acca problème xam nga fu mu nekk. Karim Wade war na nekk candidat Macky Sall ne ko doo nekk candidat loolu xam nga lan moo ci sës mooy xeex ko. ñu ne CREI prévoiru ko. léegi leneen li nga xamante ne yoon wax na ko itam ci wàllu mbirum candidature rek lu ni mel te mu nekk ci code électoral bi te ñenn ñi ci foofee la ñuy sukkandiku naan xëy na bu demee ba ca cappaandaw ga peut-être mën nañ ko servir loolee yooyu disposition ci code électoral foo leen ko teggeen itam. loolu code électoral amul sañ-sañam xam nga sañ-sañu doon am droit civique kenn du la fal doo falaate doo signer contrat doo def droit yëpp doo ci am dara. kooku juge bi rek moo am droit wax ko mais du législateur bi foofu. lu tax ñu bind ko ci biir te jeex seen jamono ba léegi mu nga ca biir. waaw ma ne li ñuy bind ci biir. te bari na laa wax. te du yoon ak li ñu nekkul ci biir te yoon bari na gisoo kii ñu convoqué ko te demul te kenn mënu ko jëli. yow nee nga kenn arrêté wu ko kenn détenir ko dañ ko woo rek mais wuyu jiwul te kenn mënulu ko dara parce que yoon bi du boobu. dooley PDS ñu waxtaanee ko yéen a ngi jàpp ne ba léegi kon Karim Wade mooy seen candidat ñu xool fu muy mujjee waaye li beddee ko ci yéen te am ñu ci bëri ñoo xam tey jii booloo nañ ne dañuy jàppale Macky Sall wax li ñuy wax réunification de la grande famille libérale mooy ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ki Farba Senghor ki Serigne Mbacké Ndiaye ki Papa Samba Mboup ñoom nee ñu sax li nga xam ne moom moo xew Laay Wade ci boppam sàkk woon na ko ci Macky Sall ne yéen ñi nga xam ne yéenay wooyee bopp seen bopp ay libéraux ngeen booloo ñu ni Laay Wade bindoon na ci bataaxal Macky Sall sax ba ne ko jëlal ma ñenn si man ci sa gouvernement ak ñoom seen loolu loo ca xam. xam nga loolu ñu ko wax nee nañ génn nañ lettre mais loolu amul importance xam nga lu am importance mooy ñun lu ñu waxoon ak lu ñu jëfoon document bi nga xam ne moo dëggu mooy document bu ñu tënk nee nañu lettre la ñu ngi koy soog a publier ñoom yéex nañ ko publier de ñooñu nga tudd ñëpp mais li am te ñëpp jot ko mooy am na document d'une vingtaine de pages bu président Abdoulaye Wade bind 25 juillet 2013 tudde ko ne war nañu dajale la famille libérale wax ña ca bokk ak ña ca bokkul ak naka lañ koy defee ca 2013 la waxoon ne loolu mën nañu yóbbu législative dinañ mën a xaajale ko mais bu ñu demee présidentielle ñu daje am benn candidat parce que bañ a dajale li famille libérale bi ci benn candidature moom Abdoulaye sax daf ci wax ne c'est suicidaire mooy xaru la
mais 2013 ak léegi li fi dox dafa bari ñi ko bañoon bëgg ko nangu tey ba di ko théoriser ci rajo yi am na lu tax parce que élection yi Macky Sall du ko gagné. di du ko gagné. ci yoon. du ko gagné ci yoon te boo ko gagnéwul ci yoon réew mi wax ngeen ko léegi réew mi dina am. yan indicateur moo la mën a tax a wax loola. dafa bari indicateurs yi bari na indicateurs yi bari na indicateurs yi perdre loo élection nit bari na bés bu nekk ñu gis ko ci moom bés bu nekk mu am ci moom signe bu wane ne kii ci yoonu élection lay ñàkki signe yu baax yu wóor yu am mais loolu ci kanam la bu fekkee ne moom d'abord lettre beeg Ablaye Wade ci laa jëm booloog yéen libéraux yi ci laa jëm loolu bañ ko waxee ñun wuyuwuñ ci ñun dépassé nañu loolu après la léegi ba ñu ko waxee juillet 2013 ñaar yi ñu waxoon yëpp président Macky Sall moo ne loolu du jotam du temps am d'accord nañ ci moo tax ñu bàyyi ko teg ko fële est-ce que déggate ñu wax ci waxatuñ ci ñoom ñi ciy wax nag ñoom te jóge dem ci ñoom ak lañ ci wax kooku ñoom la seen affaire la ñooñu te ñooñu seen wax man du ma ci sori parce que bi ñu ko waxee léegi journaux yi ngeen liir yëpp ak yi ngeen fi génne fan yi coow lu bari la indi tole la coow ma rubba que bëggoon a siiw ba rey baayam def na lu nekk football na basket na wayu lépp lu mu def rek du siiw mu ne daal léegi na ma desee naa bàyyi dem grand place fekk sama papa fi mu toog ma jam ko paaka ñu ne ma rëbb rey na baayam foofu lañ toll loolu duma ci wax aw ma ci commentaire li ma ci am daal comme commentaire li ma gis ngeen bind ko yëpp yàlla bu ma dal fratricide c'est ay idiot yooyu wax yëpp duma ko sànnetali mais damay ñaan ne yàlla bu ma dal mais ñoom it ay la yéwén bu fekkee ne rek am nañu un peu de sentiment nit ci ko ma sa àndal kenn waru leen a yedd ñu war a yërëm lañu yàlla na leen yàlla dimbali leeral leen ba ñu dellu siwaat ak seen sago xam fu ñaaw bàyyi yenn wax yi ak yenn jëf yi parce que am na loo xam ne boo ko nekkee ci réew ba nga dem xëy su ba wax benn wax rek ñëpp àndandoo mu nekk tollé général clameur topp la di xew moom dina xare ko ma de jaru ko kooku bu fa tolloo dañ koy ñaanal mais kenn du ko yedd yal na yàlla ubbi seeni bët leeral seen bët ñu dalal seen xol tuuti. ñu fàttali ni am na ci ñoo xam ne ñoo génnal seen bopp PDS am na ñoo xam ne yéen leen dàq ñoom Pape Samba yéen leen dàq kon am nañu sañ-sañu dem wékku feneen. non waxuma dem bi xam nga li gën a rëy ci àndandoo xam nga lan la mooy sëy mais yàlla prévoir na ci fase wante man ànd tàggoo dem na xam nga lan moo normalul mooy li suma sëriñ bi wax ànd naag diw 40 ans jékki-jékki ñëw jël ci rajo bi nekk ma àndaloon 40 ans de bàyyi naa ko loolu jarul dem ci rajo. jaru ko. jërëjëf Doudou Wade bu parti démocratique sénégalais jërëjëf Georges Déthié Diop RFM matin.